so many pieces all back together now. What's your vision? Mesdames et messieurs, très chers amis internautes, bonsoir. Toujours un immense plaisir de vous retrouver à nouveau sur votre chaîne YouTube stv.com. Tey nag ñuy dalal benn invité bu spécial. Il répond sur le nom de Dame Faye, Baye Dame Faye. Léegi ñu présenté booy Dame Faye ah. Dame bonsoir ñu ngi leen nuyu. bon salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen fay ci nuyoo bi di leen jaajëfal bu baax di sant bu baax tey ci invitation bi nga xamante ne am nañ ko du nit ki ñu woo moo spécial mais tey dañu dalal ci télé bu spécial mooy STV di nouveauté mais aussi di télé bu nga xamante ni dañ ko tënk tabax ko ci professionnalisme ñu ngi kontaan bu baax ci article yi ngeen di émettre ci wàllu communication ci biir en tout cas chaîne médiatique bi di santaat bu baax aussi ci invitation bi di wax ni ñu ngi ñaan comme ñu ngi ko daan ñaanalee ñëpp rek fépp fu ñu jaar alors li ngeen bëgg ci seen liggéey bi yàlla defal leen ko gën a kawe seen jort. bon Dame Faye moom modestement bu weesoo doomu Payen bi ma doon doomu Louga laa fi laa defee lépp Louga fi laa defee lépp fi laa jàngee fi laay liggéey aussi j'habite avec ma famille ici mais sur le côté vie professionnelle wala vie politique am na aussi ay responsabilités yu am solo yoo xamante ni si nii en tant que jeune maa ngi koy assumer fii ci biir commune bi nekk conseil municipal depuis 2014 ak le ministre maire Moustapha Diop nekk aussi agent des postes et télécommunications au niveau de la poste de Louga nekk aussi coordonnateur de la jeunesse républicaine du département de Louga ainsi de suite ba yi ci gën a jàppandi mooy yooyu xëy na mais sinon jaar yi jaar naa université je fus président d'amicale de Louga de tous les étudiants de Louga Amerel 2010 mi-2010 ba 2012 liggéey ci li nga xamante ni si nii vraiment tey étudiants yëpp tegaloo ci seen bët nekk produit étudiants yi aussi di nuyu étudiants yi au passage ndax bon tey lu mu mën a doon rek defe naa sama background étudiant ci laa ko imposé ba nekk ko alors. loolu mooy sa spécialité. voilà loolu daal ci gàtt rek moom mën nañ ci présenter suñu bopp. présenter sa bopp yombut. pourquoi le nom Baye Bour. non Baye Bour moom mbiru kal la. mbiru kal la xam nga man damay séeréer bu gàlli voilà séeréer bu gàlli Baye Bour bon comment l'expliquer comme séeréer yi moom jàpp nañ ni ñoom ñooy buuru Haalpulaar yeeg ñoomin seen te ci biir séeréer yi aussi kon a jàpp ne yaay buur ma jël Payen yi féetale leen buur yi comme ñoom ñooy Baye Bour mais au-delà de loolu noonu nga xamante ne mooy aspect superficiel bi dafa am aspect leadership boo xamante ni daf koy xëcc ku ko dégg sax da nga ko yëg loolu ku ko dégg da nga ko yëg Baye Bour bu ku ko dégg rek di nga ko yëg xëy na yow yaa ma koy laaj en face nii mais bari na ñoo xamante ni si nii sax aspect kal bi xamuñu ko ci ñoom aspect leadership bi rek jàpp na ni kii moom gëmul ni nit war na koo tiim non bokkul man d'ailleurs ci ñi ma àndal am na ñu bëri ñu ma ci jiite ñoo xam ñoom ñoo ma jiite maa ngi ci seen ginnaaw topp seen ginnaaw di leen jàppale ci seen ay projet et tout mais de ma génération damaa xamut koo xamante ni si nii xëy na mën nañ ñoo tuddandoo daal parce que je me suis engagé très tôt waaw bon différence bi mooy que ni secret bi du lenn secret amu ci sax parce que secret bu demee ba ñu koy wax rek toj na te secret lu war a làqu la mais li ma mën a wax ñëpp rek mooy que ni nit bu jógee dafa war a am fu mu jëm buy dox bañee ñu teg ko kuy taxawaal wala kuy tambaambalu te man suma àddina bii dama cee tambaambalu dama am ñu ma inspiré am ñoo xam ne aussi dañ ma digal ñooñu ma digal li ñu ma digal ba ilaayama diini
loolu ñu ma digal loolu laay doxee kooku sama yaay la sama yaay moom ma digal li may doxee ci àddina mais ñi ma inspiré ki ci njëkk président Macky Sall parce que parti de rien dafa nekk lu bëri maanaam parti de rien ñëpp xam na ni famille modestement pauvre la nekk te dafa gëm boppam ba nekk président de la république kon yàllaay maye Moustapha Diop ministre maire Moustapha Diop aussi même carrière wu Macky Sall la yor ñoo yem ay carrière non la politique moom xam nga déjà c'est un droit Sénégal dëkk la boo xamante ni dañ fi garantir droit politique yi. non loolu dérivé syndicalisme bi la man dama nekkoon université di syndiqué tàmm représenté ay couche sociale étudiants yu Louga représenté naa leen auprès du maire auprès de la commune de Louga auprès de COUD ak des autres autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci université bi pendant 1 an et demi di wax ci seen tur di doxee seen i tànk engagé wu loolu la ñuy wax engagement yombul ñu di ko gis ci nit maanaam koo xamante ni vraiment dafa jóg pour taxaw dafa jóg pour dem engagement mooy koo xamante ni maanaam sa ay idée sa tànk sa yitte dafa am lu ko animé te li ko animé lu ci ëpp dafay nekk une chose commune maanaam lu ñëpp bokk yow nga ne kat da nga ci dox loo xamante ni kenn du ko ci doxaat lu ñëpp bokk nga war koo xeex pour jot ci indil ko ñëpp xam nga fii li ci ëpp mooy on voit des politiciens yoo xamante ni bopp sa bopp la ñuy def dañuy lijjanti mais après ci seen bopp la jëm ci seen propre épanouissement la jëmul ci keneen bu ñu amee ab làmp sax ci seen buntu kër lañ koy taal. non ci nekk sa bopp nga fi toogal. non xam nga politiciens yi am na ci ñu nga xamante ni maanaam bépp vertu nit ku baax mu ngi ci ñoom di la joxaat ne la tey ci chauffeur yi am na ci nit ñoo xamante ni bépp défaut nit ku bon mi ngi ci ñoom kon bu ñu askanalee yu bari bu ñu ko askanalee politique parce que politique dafa noble politique moom mooy palier bi nga mën a jaaree pour jiite réew mi kon doo ay kaf maanaam képp ko kaf indi ci politique yow lañu mujj di kafe yow la ñuy mujj di kafe képp ku foo indi ci politique maanaam yow yaay mujj doon jouer bi loolu moom c'est sûr c'est assuré que ni milieu de responsabilité la maanaam milieu boo xamante ni boo ci ñëwee dañu lay en tout cas nampatal ci responsabilité nga xam lan mooy responsabilité nag dafay baax bala ñu la ciy nampatal au niveau communal nga xam ko ci sa kër xam ko ci sa koñ door ko xam ci sa dëkk yooyu yëpp dal na ma suñu kër je suis responsable là-bas bien étant jeune responsable laa fa suñu koñ aussi on me prend ainsi responsable laa ca koñ ba di fa œuvrer di jàpp vraiment ci épanouissement population ba góor jigéen mag ndaw ñëpp lay joteel ñëpp lay séddool ay xalaat ñëpp lay déglu te aussi ñëpp lay doxal ité alors di responsable ci commune bi gën ci jeune nag gën ci nekk jeune maanaam responsable maanaam conseil municipal bi gën a nekk xale Dame Faye la tudd boo demee commune de Louga te même ci histoire aussi te loolu ndam la te dama koy ndamoo parce que ndamal jeunes yi la tey jii am na en 2012 foo doon toll rek ni en 2014 kat man damay jàppale diw mais man gisuma loolu damay jàppale diw laay wax ci kaw mu nangoo ànd ak man ñu ànd parce que coow li fi am nii ñu ma àndal ñëpp samay nawle lañ man amul beneen relation bu mën a définir sama ànd ak Macky Sall wala sama ànd ak Moustapha Diop sama ay nawle lañu dañuy jàppalante ci wàllu projet ñoom dañuy yor loo xamante ni dañ ko séddoo mooy benn xalaat boo xam ne dañ ko séddoo ci wàllu Louga ak ci wàllu Sénégal loolu noonu buñ ci àndee man dama ci bay sama waar xeebuma li may def parce que calibre yi moo tolloowut kii ñu ni président de la République waa bon ñoom dañuy présenter seen projet de société xam nga Moustapha Diop moom bi mu ñëwee dañuy il va en tout cas beaucoup participer à l'émergence de Louga
dafay defar Louga. voilà Macky Sall aussi. non non mi ngi liggéey non loo c'est-à-dire am na loo xamante ne wax ju yàqu la. nit ku ne war na ko moytoo wax. xam nga voilà xam nga seen nen nii di ko werante loolu baaxut ci nit ki Moustapha Diop moom liggéey na loolu Louga yëpp ko waxandoo mais Kanta nag am na effort yoo xamante ni waroon na ko def ci wàllu jeunesse bi parce que jeunesse bi xam nga li tax ñu koy tordre la main pour mu jàppale jeunesse bi parce que jeunesse mooy investissement. boo bëggee ñu ne rek yaa ngi fi woon yaa ngi fi ba léegi te da nga fi doonaat dara ëllëg mooy da ngay lëkkaloog jeunesse bi am na effort yu am solo yu mu ci def mais nag xam nga mbirum jeunesse moo yombuta jeexal même le président Macky Sall injecté na des milliards pour que ñu jàppale jeunes yi dem na ba ni place yi ñuy toog dafa fees mais on va promouvoir ce que l'on appelle l'auto-emploi képp ku am projet bu bancable projet bu soutenable daañu la boole ay structure ñu financé la mais bu ñu la financé waaw mais xam nga parfois tamit nit ñi ñooy war di xool revoir parce que liggéey li mu lay rapporter liggéey moom c'est un devoir humain bu nga xamante ni si nii dafay setal sa der yow booy liggéey tey bis boo amee 1 milliard kenn du werante foo ko jëlee parce que dañ naan mi ngi doon liggéey moo tax liggéey c'est un devoir humain dafa bokk ci astuce yi def nit moo tax kenn warul xeeb benn métier mi nag la nga cay gagné bu fekkente ni mënul couvrir say besoins yow yaa war a revoir say besoins boo xoolee tey train de vie bi dafa xaw a yéeg parce que tamit nit ñi topp seen ginnaaw dañoo xaw a exigeant loolu rek moo xaw a métti la àddina bi mais sinon du ci question de li ngay gagné. aussi Sénégal aussi lenn ngi ci mooy que ni structure yi nga xamante ni ñoo féetewoo protéger travailleurs yi pour que taxawu leen seen kër yi liggéeykaay parce que ñu leen di fay goo xamante ni aju na maanaa yenu na maanaa ñooñu seen liggéey vraiment des na. parce que parfois man je crois des gens yu liggéey ba weer dee ñu fay leen 15000 francs loolu 15000 francs man xaw ma lu ci nit mën a def franchement. waaw mais xam nga tey jii ñooñu j'en profite pour tontu loo xamante ni wax nañ ko ci actualité locale bi naan maire day jël ay contrat fictif ak ainsi de suite. non contrat fictif ñoom xamuñu ko. contrat fictif mooy contrat bu nga xamante ni nit ki ñu ko signal amul n'existe pas. keneen na koy fayiku wala mairie sur 46 permanents et plus de 180 contractuels ñëpp ñooy jugee seen kër ñëw ca mairie ba fayiku seen xaalis loolu du ay fictif de gars yi war nañu xoolaat dictionnaire yi parfois bu ñuy wax dañuy fooye langue Molière moom mënoon nañuy wax rek wolof moo gën parfois parce que contrat fictif leneen lay tekki lu dul loolu leneen li ci des non contrat fictif amul maire yi contrat moo fa am léegi nag par contre maire mën na la signer contrat de la domicilier ca maire ba ngay liggéey ca maire ba maire si c'est normal non mais liggéey ajuwul ci diplôme liggéey ci compétence la aju ci compétence la aju waaye ñi jàng kenn xañu leen liggéey man mii galère naa tuuti galère naa au moins 2 ans bu ma jógee université door ak gis liggéey di ci sant bu baax mais 2 ans yooyu yàqul parce que 2 ans yooyu 2 ans expérience la yoo xam ne def naa ko ARD jàng fa luy projet jàng fa nu ñuy dérouler projet naka la ñuy communiquer ak ñi mu concerné ak ainsi de suite loolu tamit dimbaliwaat na ma bi ma ñëwee ci politique mais Sénégal moo toll foo xamante ni njàng garantie lu la liggéey njàng daf lay garantir xam-xam léegi nag sa xam-xam yaay xam noo koy wone noo koy sa xarañteef noo koy en tout cas noo koy maññee ba charmer ñi nga xamante ne xëy na ñooy recruter yi ñu recruter la buñ sañoon benn jeune bu nekk fii ci Louga parce que benn jeune gënu ma nekk responsable ci wàllu jeunes yi. structure politique bi ma nekk responsable des jeunes laa fa ma nekk ca biir maire ba jeunes ya laa fay teewal quota jeunes yi laa fa duggee kon bu ma sañoon. wàllu chômage dañ koy jëmalee dañ koy teg nële mais nag day loo xamante ni. maanaam. comme karaw gi boo watee sax après day ñëwaat chômage. parce que demande bi day yokk rek. man personnellement. li ma ci man mooy. lu njëkk te war. mooy plaidoyer gàddu plaidoyer maanaam porter plaidoyer jeunes yi. ci instance de décision yi. ci assemblée délibérante yi. mu mel ne conseil municipal. man j'ai porté devant le conseil municipal à ce que
municipalité bi génne benn ligne de crédit municipal boo xam ne dañ koy jàppale jigéen ñi ak jeunes yi te loolu c'est possible. C'est possible. Mais avec des partenaires, c'est possible. C'est-à-dire c'est un compte boo xamante ni on l'ouvre au niveau du perception municipale. Alors bu ñu amee des partenaires yu nga xamante ni si ni mën nañu wuyu si ci boor boobu ci wàllum financement ñoom foofu la ñuy verser ñu organiser ko dénk ko benn mutuelle bi gars yi bu ñu déposer demande crédit ñu di leen jox di leen topp di leen xool parce que tamit loolu moom bu ñu ko ci bañ. lu ñu fi mayee moom baaxut lu ñuy mayee sax baaxut lu ñuy mayee boo ko déggee dawal baaxut poson la wala ca biir solo sa loola amul dara lu baax kenn du ko mayee te bu fekkee lu baax mun tax a jóg jeunes yi war nañu nangu dund lu metti li door a yegg ci lu neex li parce que tous les commencements sont comme ça dañuy metti torop loolu ñépp a ko dund même ñi nekk ci aisance bi mësuñu dund yu metti yooyu. kon loolu bu ko kenn bañ jeunes yi bu ñu bañul lool rek daañu mas réussir te man je vois bien que ni jeune Louga yi tagguma leen taggaanuma leen mais ñi ngi ci café Touba yi ñi ngi ci was yi ñi ngi ci communication bi ñi ngi ci site yi ñu ngi yëngu ci lépp bépp façon yëngu-yëngu kon ñooñu bëgg nañu dara te bàyyiwuñu dara kon ñooñu man j'ai espoir personnellement j'ai espoir à ce que un jour ñu gis leen ñoom ñëpp ñu atterrir à bon port ci en tout cas li nga xamante ni moom mooy inquiétude bi mooy en tout cas raaye chômage ci suñu xeex mais xëy na bu boobaa gën a dëgëral jeunes yi la ci secteur d'activité yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi ca di yëngatu kenn ku ci nekk fan la nekk fa nga nekk ñu fekk la fa gën laa dëgëral bu boobaa kenn ku nekk da nga nekk ci benn place. mais xëy na la nga fa nekkee moo dul dëgër nga toog fa di muñ bu ñu ñëwaat di jàppale fekk la fa gën la dëgëral pour au moins foofa doy la sa bët foofa fees ko nga mën a toog foofu. xam nga un maire un président de la république ñi nga xamante ne ay ndombal tànk politique lañ yor ñooñu ay volonté politique la ñuy émettre ay volonté maanaam yéene seen yéene bu ñu koy wax day mel na lu taxaw parce que dañ ci bëgg enrôler ñu koy déglu ñëpp bu ñu ci àndee rek dana mën a sotti mais malheureusement fii gars yi duñ comprendre loolu mais ay volonté la ñuy émettre ay volonté après nag ils vont chercher des moyens avec l'aide des techniciens ak partenaires yi nga xamante ni ñu ngi ca mais du caagante ni li ñuy wax lépp ñoom dafa stati ci wàllu wax rek déedéet man mii jóge naa fii à Louga dem au niveau de l'ANPEJ Dakar Castor débloqué fa un financement de 65 millions bu ñëw ci département Louga jeunes yi jot ci ñii di jëndi xar ñii di yari cuuj ñii di def ay site ñii yor multiservice ainsi de suite ñii jàllale ñii seen yëf capoté ci yoon bi kon effort yi am na te man en personne man duma glorifier ci loolu parce que loolu c'est mon rôle c'est-à-dire nit du fëgg dënnam ci loo xamante ni mooy wàllam lool ci loolu lañ koy xaaruñu ko ci leneen financement boobu bi mu ñëwee jaar na fi mu war a jaar yëpp bi mu jaaree fi mu war a jaar yëpp defe naa crédit mutuel du Sénégal moom moo ko doon joxe CMS bi ñu ko joxee aussi joxe ko ci département bi ak fii ci commune bi booy yu bari am nañ ci bi ñu ci amee aussi liggéey nañu mais xam nga conjoncture de pauvreté bi ñu nekk moo dul may parfois ñeneen ñu réaliser seen xalaat comme ni ñu ko xalaatee da nga ci gis sax ñoo xamante ni bi ñu réceptionné fonds yi ba war a dem investir yi am nañ seen yaay yu feebar ca kër ga moo am na loo xamante ne xolaatuñu ko aussi doo ko mën a def loolu on comprend te ça se justifie par les ordonnances xam nga li ma la ça se justifie par les ordonnances ñoo xam ni vraiment lu metti la mais bëggoon nga dem mais pare wu pour dem et tout am na ñoo xamante ni tey jii ñu ngi déroulé lañ yoroon am na ñoo xam ne ay pépinière lañ ci investir di yor seen i garab di jaay ay variétés et tout ñoo xamante ni seen i xar lañ ci yor di def ay opération tabaski man dama dul citer benn tur mais mënoon naa la citer 56 personnes yi nga xamante ni ñoom ñoo ci bénéficié wu parce que ñëpp maa leen joxe kon ñu ngi def ay effort am na aussi ci wàllu insertion
ci boîte état bi ñoo xamante ni à la poste dugal nañ fa dugalati fa dugal nañ Lonase yàggul dara mais tey boo waxee ñu ne la sur le plan politique ngeen dugale mais boo ñu jegewut ba ñu xam la nañu ne naka lañ lay insérer duñu la insérer kon j'en profite pour demander pour lancer un appel à tous les jeunes de Louga am na loo xamante ni ça surpasse la politique la dynamique unitaire pour le bien commun loolu dafa war parce que mbooloo mooy doole te bu ñu dajaloo ci la ñuy ëpp doole il faut que jeunes yi xam loolu. politique moom moo nekk au début et à la fin de tous les processus jur sox sol pas politique politicienne gis nga politique politicienne bu jotee na ngeen ma dalal bu boobaa sama t-shirt parti lay toogee fii fépp lay publicité politique man moom ni nga ma séenee ku soxor ci fal ak folle la ku ma dig fal mën ngaa defaroo ku ma dig folle ko mën ngaa defaroo ci loolu rek laay yëngu loolu rek laa xam mais teewut aussi comme dama xam-xam la man dama koo jàng. léegi loolu foo ko teg yow. dama koo jàng dafa am canevas yoo xamante ni ku nar a falu ca leen koy jaarale. dafa am canevas yoo xamante ni ak discours wala par rapport ak des faits réels. discours ak dox ak sa tànk. sóoru sànq bi nga may woo maa ngi montagne nord. di wax ak une brave femme boo xamante ni si nii daf ñu bëgg a rejoindre te gisul buntu ma ne ko buntu baa ngi nii parce que buntu laa ci li ma nekk bëri na ñuy jaaree ci man di dugg ci biir parti bi xam nga dama la kon li ñu def kon maîtriser nañ ko xam nañ technicité bi mu laaj yépp xam nañu énergie bi mu laaj yépp te dañ ko ciy def depuis 2012 victoire sur victoire bu jàll nit ñi xajamal ko mais victoire quand même dañu gagné te loolu du don lu ñu xam di ko def la boo dewunu kenn Sénégal la ñu nekk ci modèle démocratie boo xamante ni kilifa ak baadoo la ñooyam boroom xam-xam bu mag a mag a mag ak ku xamul dara ñooyam ba élection jotee jigéen ak góor ñooyam xale ak mag ñooyam boo nekkee ci genre démocratie boobu nga xamante ni si ni ñépp a yem ci anam yépp mais doo bàyyi kenn boo nangu la bàyyi kenn rek da ngay gañe boo dul bàyyi kenn da ngay gañe te nga xam ni yow yaay joueur ñoom ay supporters lañ yu bari yu ñu lay wax tamit boo leen ci bëggee toppit doo gañe boo leen toppee ci dara ci nuñ mel ñoom doo gañe tu es le leader tu dois t'assumer en tant que leader parce que leader yombul da ngay boole muñ ak jëlale pour mën a gis sa objectif mais boo gisee li ci diggante bi rek ak rëy dugg ak yu kenn xamul ak li ma ko defal ak fi ma jaar ak moom doo yegg te fii benn carte mooy fal nit nguur benn carte mooy fal nit nguur benn carte mooy xañ nit nguur kon ñun li ñuy def sans complaisance xeebuñu ci kenn woo nañ ci ñëpp. maire Louga non pas rêve àpp bee jotagul dinaa ko nekk. waaw mu damay gunge Moustapha mu pare xanaa yére bii mu sol dana ko masa simi rafaatal ko ay rakam may rakam. Moustapha Diop may rakam ñu koy topp ñëpp man doo ngi ci rakam. waaw non dañ ñuy sànni xeer rek xam nga tubaab nee na on lance des pierres qu'à l'arbre fruitier. xoolal déedéet sur le principe dañ ne sur le principe nit ñi duñu dajee ci njuumte sur le principe mais principe boo seen dañ ko cantonné ak exception parce que c'est l'exception qui confirme la règle ñun bi ñu ñëwee ñun nous sommes en tout cas un phénomène d'exception bi ñu ñëw sax kenn gëmul woon ni mën nañu gagner Aminata Mbengue ñu ñëw gagner ko ñi ni ñoom day indiwuñ fi projet duñu seen waa ji danaan damay soppi Louga rek mais fan lay jaar. Louga dafa commencé di soppeeku ñun suñu pose première pierre ci lañ toll ñun ay xale yu ndaw lañ Moustapha Diop bi muy nekk maire amagul 40 ans. xam nga tey boo xoolee voirie extension. am na 5 kilomètres 500 yoo xamante ni doole nañ ko ci voirie extension mooy quartier yi nga xam ne amuñu woon tali ñu yokk ko ci c'est-à-dire kon ñun déjà am nañu ambition yokk dëkk bi. xam nga ko am ambition yokk dëkk bi am nga ambition defar dëkk bi doo yokk plan yokk lu ne ba pare doo raax doo peinture. si c'est pas un commencement sax mais parce que yooyu ñoo dikkandoo voirie extension bi mook projet d'assainissement bi ñoo dikkandoo assainissement bu mu war a jël 2500 branchements ak centre d'épuration bu bees defe naa ni mosoo faa dem ma nga Mborom bu bees tax
xam nga autant on dit ñu ngi doon wax ndoxum seeraas ma yooyu ñun ñoo ko arrêté ñun ñoo ñëw xam ne lii capacité bi ñu koy jox mënu koo dékku ñu defar bu bees ca kanam à 2 kilomètres ca kanam yokkaat branchement yi 2500 plus li fi nekkoon pour que muy verser foofu moom caaxaan feesalu ko boo fa demoon ba yegg di nga xam ni caaxaan feesalul fii alors sur le plan éclairage public gis nga li ñu bénéficié wu ci état bi yépp parce que collectivité locale buy liggéey commune buy liggéey état moo koy gunge état mooy ndeyam c'est-à-dire état boo xoolee moom moo créé collectivité locale yi communes yi dëgëral leen dooleel leen di leen gunge wala parfois bu ma déggee gars yi naan Promoville naan ay Puma mais yooyu c'est des projets des collectivités locales état doyu ko dara état ay projet am leneen la état ay projet am ci investissement la ëpp pas ay détails yi c'est-à-dire ay projet Promoville ak yooyu loolu commune bi ci bénéficié wu sa sens la yaa ko moom lew na la doom te ñun yàlla dogal na bénéficié wu nañ ci wàllu éclairage public solaire comme électricité am na sax ligne buy toll ci presque 5 kilomètres bu tàkkagul parce que tali yooyu ma la wax noonu yooyu yëpp dañu amaale lampe yoo xam ne dañ fa dem solaire bi aussi am nañ ci 2000 lampadaires am na 100000 lampadaires yu ñëwaat ci 2021 bi dañ ciy am kon bu ci kanamee tuuti gëw ma ni problème éclairage dañ ko fi jooyal. xam naa fi nga jëm dañ koy def parce que juste suñu devoir la ñu war koo def loolu dong la ñuy xaar ci ñun ñu soppi Louga parce que loolu lañu digaale woon te ñu ngi ci. te ñi toog ci kër yi. ñi toog ci kër yi jàkkaarloog seeni télé bu ñu dégloo li may wax daañu ko waat. waa léegi xam nga un maire ñu bari boo leen ko laajoon xamuñu luy un maire c'est une institution xam nga li ma la wax institution la kuréel la gun taxawal sos ci ay nit kii incarné bopp bi kee topp ca maire c'est pas pour rien ñu koy wutal ay adjoint parce que dañu jàpp ne maire parfois mën nay bañ a assurer adjoint di assurer maire buy présent te du fi def dara man maa ko wax maire buy absent di def lépp moomu ko gënal fuuf parce que ñun on s'est engagé pour defar Louga on ne s'est pas engagé pour di sol 3 pièces di wëndeelu ci biir Louga pour lu neex waa Louga ñu ngi liggéey maa ñooñu koy def ñoom la engagé wër di jaale ka kii ak yu kenn xamul non ñooñu dañuy ànd ak maire bi dañu koy représenté tey tu prends l'adjoint au maire Mor Syll wala Ismaïla Mbengue Fall wala Djibi Diallo ñooñu lu ci ëpp bu ñëwee dem ci mbooloo dañ fi dem teewal le maire. mooy je sais pas lu ma ci xam xoolal ñuy sol 3 pièces yi. par Moussa am na ñeneen ñuy sol 3 pièces nañ ko xool. waaw mais am na fi ah. déedéet non amul ci suñu biir ñun koo jël kenn par kenn prix individuel Moussa Diop muy dem la. yaa ngi dégg mais par contre nag am na ñu ñuy toppandoo ñun Moussa Diop am na ay politiciens yoo xamante ni dañ koy toppandoo. mais toppandoo bi sur le plan superficiel lay doon maanaam ci wàllu koppati beeg 4x4 bi muy dawal ak kii bi mais ci biir volonté bi Moustapha Diop am pour defar Louga ñoom volonté bi laqatu ci Lougaatuwaay lañ am parce que ay defkat lañ. waaw du ma tudd tur xam naa seen ndey ak seen baay. magum xam non xam nga non yow maa mag loolu xam nga tey xam nga dafa am loo xamante ni kenn du ko def. maa wax ju sës mooy xeeb ñi ngay waxal wax ju yegg boo ko waxee rek xeeb nga ñi ngay waxal mooy que ni jàppee nga leen ay dof mais wax ju yegg dofa ko moom yàgg nga ko dégg mais li may wax ku ko dégg xam ne li may wax waxuma ak Masamba waxuma ak Mademba am na ñuy toppandoo Moustapha Diop ci mbaxana façon mbaxana mi Moustapha Diop di sol la ñuy sol ni Moustapha Diop di soloo noonu la ñuy soloo 4x4 yi Moustapha Diop di dawal moom la ñuy dawal fu Moustapha Diop jaar digge fa ñu digge fa lu ko raw fuuf mais dañuy laqatu ci waa Louga ñooñu Louga laqatu ko kaay lañ ko def. benn différence ak Moustapha Diop xam nga deful dara moom deful dara mu defoon dara ba tey nit ñi wax nañ ko deful dara moom lu dul liggéey Louga def ko waaw mais unanimité du am mais il faut nag ñu doyloo kin dénk Louga doyloo ko ci xalaatam kantaa gis-gisam bi mu am pour defar Louga fa ma mënuma boole sa gis-gis ak gis-gisu gars yi yëpp di ko synthétiser en tout cas li ma la mën a xamal mooy loolu moom defe naa dégg naa ko sax tey ci 15 heures ci ay mag
ay intellectuel yoo xamante ni politique nu mësunoo politique mais dañu ne def nañu 30 ans Louga 30 ans kon fekk nañ fi reñ ñu bari mais nag changement bii Moustapha Diop di opéré ñooña déroulé nañ ba delloo lee ngay defuñu genn wàll gi asaka yi defuñu ko Moustapha Diop c'est le meilleur maire bu ma ko taggee yàlla naa dee c'est le meilleur maire. Non mais rien à voir avec ça Aminata Mbengue nga bàyyiwu fi dara rien du tout ay kayit rek la fi ba bi mu ñëwee bi liñ fi fekk ci moom lépp lañu jël sànni ji ko je te jure wutoon na ay consultants jël xaalisu Louga bépp def ko ci consultants yooyu pour que ñuy tëgg ay projet après mu wuti ay financement Tafa Diop il a la confiance du président koy jàppale muy liggéey Louga soxlawul yenn partenaires yi noonu doyu ko dara parce que président koy jàppale li lépp ci ndimbalal président la kon waa Louga nañ ko gën a jàpp parce que kenn ko am njariñ nit daw na ba dee te amu ko Tafa Diop dafa am njariñ pour Louga c'est un don pour Louga il faut gars yi jàppale ko ne serait-ce que pour l'intérêt des Lougatois dafay defar Louga bala ma teggi tànkam li mu wax noonu li mu wax noonu ba muy kii ni dinaa def Louga loo xamante ni benn maire mosu ko fee def xam nga loolu mu wax noonu wax jooju taxaw na déjà parce que nit ñaa ngi koy wax mais dana fi bàyyi loo xamante ni maire dootu ko dab xam naa après day changer discours bi boobu lay dóor. waaw parce que je te dis affaire yaa ngi dikk de. je te jure avec l'appui de l'État ñi ngi liggéey lu am solo gars yi nag parfois ma gis leen ñuy plisser 5 budget 4 budget naan milliards yi yëpp lan ngeen ci def Louga du dëkk boo xamante ni dañ koy liggéey budget parce que dëkk la boo xamante ni budget bi yëpp réel bi matul 1 milliard prévision yi moo mat 1 milliard 300 mais réel bi mooy li ngay recouvrer bu année bi jeexee le 31 décembre boo ko waxee ñëpp dar seen gémmiñ du dëkk boo xamante ni bari nay perspective économique voilà loolu la rek mais sinon ñun ñoo fi nekk nag bëgg Louga xam nga ko am sa dëkk bëgg ko mais Louga boo ko comparé ak ñin koy compareel ñooñu duñ moroomam Ndar dafa am géej Kaolack Carrefour économique la mais Thiès mooy réserve Dakar Thiès mooy réserve capitale bi Thiès ci kanam tuuti Thiès doo ngay développé ci Sénégal. waaw Thiès xam nga Thiès daa rëbb ci coow li Thiès dafa jege Dakar te Dakar boo xoolee tey day rafaatal rek day rafaatal ay rakkam. Thiès ci sës. Thiès ci sës tey bu ñu xëccee autoroute Thiès ay njëkkaam bu ñu xëccee train Thiès ay njëkkaam et Thiès ça a été toujours comme ça Carrefour la Thiès Carrefour la naka jekk Carrefour la dégg nga Dakar Bamako Thiès Bamako yooyu yëpp Thiès Carrefour la quoi c'est-à-dire Thiès perspective économique bi mu mën a promettre Sénégal loolu kenn du ko xool xam ko di ko tëkkale ak Louga et puis Thiès mi ngi bokk ci pôle ouest pôle économique ouest bi maanaam moom ak Dakar ñoo bokk benn pôle économique Thiès yamut ak Louga ci benn boor tëkkale leen mooy juumte gi gën a mag yaa ngi dégg Ziguinchor xam nga ne day am ñaata weer nawet Ziguinchor mas nga fa dem. 9 mois sur 12. non 7 mois la ñuy taw ñëw. 7 mois la ñuy taw Kolda 7 mois la ñuy taw ñooñu bu ñu génnee mois d'avril rek ñi ngi xiin di taw. te dañuy taw ba novembre ñuy door a arrêté. yemut ak dëkk boo xamante ni si nii li fiy ngelaw moo ëpp li fiy taw fii Louga. gerte Louga bu ñu la ko wanee maar dayam si. demoon na ba Amadou Diop Botoor ni ñu yéen seen nawet ñebe la mën a ñoral mooy ñebe Botoor da nga koy dégg. voilà nijaayu Tafa Diop la kooku. il fut ministre aussi mais bi mu nekkee ministre ma nekk ministre de l'agriculture mais loolu la gëm la woon waa Louga xam nga dëgg du neex nag gars yi lu ne wax nañ ko ci ndax foog na leen di xeex mais effectivement Louga sax boo xoolee ci nawet yi mu ji ci la tane mais Louga ay 7 taw la daan am arrêté dañuy teel ak buural ñun kon Louga li ko mën a développé mooy promotion c'est-à-dire promotion Louga promotion touristique bi promotion économique bi promotion boobu ay doomam rek ñoo ko mën defal di jaay Louga jël Louga di ko jaay tey yow boo bëggee jaay sa nit xam nga lu bari loo ci mën a wax lu baax lu ëpp luñ fiy yëngu commerce la am nañu marché am nañu ñetti marché macha allah mais marché yooyu tey jii boo leen tëkkale woon nag benn marché Dakar bi gën a tuuti marché Dakar boobu li muy rafle ci chiffre d'affaires suñu marché yi duñ ko rafle kon ci kayit lañ yem ngeen yem ci kayit nag du tax ñu yem ci lépp mais nag ñun ñu ngi ñaan yàlla
avec Moustapha Diop ñu ubbi Louga yeneen perspective man transhumance day sama mbir man. man ci man la gars yi daw jëm. 500 millions nit a koy liggéey. 500 millions nit a koy liggéey. dama koy jël mën naa bu fekkee doo bañ bu ma transhumé wul mën naa koo jël de parce que dama ko soxla. sant leen bu gërëm leen vraiment di kontaan baax ci émission bi di nuyu waa APR au passage bi may dugg nuyuwuma leen di gërëm ak a sant Lougaatois yëpp di jégalu ci kàddu yi bu fekkee am na lu ci xaw a rëq di wax ni rek wax moo yombul alors di ñaanal Louga parce que ñun ñëpp war nañ ñaanal Louga gaal boo ci nekkee da nga war a ñaanal gaal gi ndax bu gaal gi diigee yow gaalaaj boo mën a takkit da ngay diig kon yàlla ñu yàlla defal